mbokk asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant ñu fas yéene jukkeel xibaar ne taatanal ci subaak léegi ci bopp xibaar yi li jëm ci coronavirus tolluwaay bi ci réew mi téeméer ak juróom fukki ak ñetti test yu ñu amal fukki ak ñaar ñoo ci positif juróom-ñaar ñu jàpp leen bitim réew la ñu jógee Tambacounda ñoom am nañu seen cas bu jëkk bu nga xamante ne rek dafa positif ci département bu Goudira gouverneur bu diwaan ba daje na ci ay taskatu xibaar yi. mbokk ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci tàmbu bi ngeen tàmm seen télévision nationale RTS ngeen di fi topp xibaar yi ci njëlbeenu xibaar tolluwaay coronavirus fii si Sénégal téeméer ak juróom fukk ak ñetti test la ñu amal ñu jàpp rek ne fukk yi ak ñaar ñoo ci am feebar bi juróom-ñaar ñi ñu jàpp rek ne bitim réew la ñu ko jëlee waaye fukk ak ñett ci ñi nga xamante ni rek ñoom la ñu hospitalisé woon wér nañu ñu ànd si ak jaww ji ñu nekk wàllu wér gu yaram Abdoulaye Diouf Sarr. tey àjjuma ñetti fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na examen test yi ci téeméer ak juróom fukki ñett test yu ñu def fukk ak ñaar ñoo ci positif fukk ak ñaar yooyu juróom-ñaar yi ay cas importé la mooy cas yu jotee bitim réew ma yégal ne juróom-ñaar yooyu suñuy mbokk la compatriote yu demoon tukki ñëw ñu tey leen fële ci frontière Vélingara biñ leen testé le 29 la ñu yegsi ñu gis ne ñoom dañoo am jàngoro ji bu dul juróom-ñaar yooyu juróom ñoo positif ñoo xamante ne ay contact la yuñ doon suivre ma yégal tam ne fukki patient ak benn yu ñu hospitalisé woon wér nañu tey ministère de la santé mu ngi leen di yëgleel yeneen patients yi ñu ngi yëg tan ci bésu tey bi bu ñu commencé ak léegi ñaar téeméer ak juróom-ñaari cas la ñu déclaré fii ci Sénégal juróom benn fukk ak juróom benn yi wér nañ benn cas de décès lañu am ak kenn ku ñu évacué ñu jàpp tey ne téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ñoo nekk tey hôpital ñu leen di toppatoo ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi wax population yi ñu continuer di respecter li ñu leen digal pour que ñu mën a gaaw ci xeex Covid-19 bi maa ngi leen di remercier bu baax. ca diwaanu Tambacounda ñoom am nañu seen cas bu njëkk ca département bu Goudiri la feeñee gouverneur ba moom daje na ak way taskatu xibaar yi ngi indi ci ay leer ñu déglu ci Mamadou Balde. tey ci 18h jot nañu résultat bi ñu yónnee woon Dakar test suñu benn compatriote bu dëkk ci département de Goudiri. résultat am dellu si na donc résultat bi il est positif ñu leeral nit ñi rek benn chef religieux la boo xam ne mi ngi woon ci zone Médina Gounass ak benn shérif bi nga xam ne moom la ñu mujj détecté positif bi mu ñibbee Mauritanie dëkk bi mi ngi ci arrondissement Boy-Nguel Bamba mais mun nañu déjà rassurer nit ñi que malade bi isolé nañ ko depuis bi ñu jotee résultat yi ñu teg ci que jël nañu ay mesures waxtu bi may wax ak yéen nii médecin chef de région ak équipe am yi ñoo ngi ci yoonu Goudiri pour mun a jël en charge cas boobu brigade régionale d'hygiène également déployé nañ ko mi ngi ci yoon bi pour mun a teel a yegg Goudiri jubal ci village bi désinfecter kër gi désinfecter village bi dellu siwaat Goudiri désinfecter centre de santé bi nga xam ne moom moo recevoir malade bi ñu teg ci que village bi ci boppam jël nañu décision ferme confiné ko maanaam dëkk boobu bu soobee yàlla fii ba bi ñuy mun a am beneen évolution nit munu fa génn nit munu fa dugg gendarmerie jot na instruction bi ñu ngi koy exécuter léegi ci wàllu
donc moom kii feebar li ñu jàpp mooy que c'est au niveau du centre de santé de Goudiri bi nga xam ne préparé woon nañu foofu lañ koy jël en charge incha allah. maa ngi également donc demandé tout à l'heure au préfet de Goudiri arrêter lépp loo xam ne mouvement oto la maanaam à compter de heure bi benn oto benn passager mënatul jóg Goudiri di wut si Tamba mënul jóg Goudiri di wut si Kidira ak yeneen axe yi également gendarmerie dina ko tëj. mu doon nag gouverneur bu diwaanu Tambacounda tey ji ci ngoon président de la république Macky Sall dina waxtaan ak waa réew mi bu 20h jotee ci seen télévision nationale comme ni mu koy baaxoo di def at bu jot bu ñetti fan jotee ci weeru avril mu waxtaan ak waa réew mi laata ëllëg di ñeenti fan ci weeru avril ñu fas yéene amal nag bés ba ñu moome woon suñu bopp ca 1960 la woon mu nag juróom-benn fukki at yu nga xamante ni dañ ko amal prise d'armes nag lañ koy amalee ca palais de la république ci njiitalu président de la république kon nag ñu fàttale leen ne tolluwaayu coronavirus su ëllëg bi ñoo ngi koy amal bu 11h jotee ci seen télévision nationale. ñi nga xam ñoo yëngu ci wàllu cosaan ak aada waaye taskatu xibaar yi nag ab naqar ak tiis moo leen yee tey muy làqub Aline Badara Diagne Golbert moom nag dafa feebaroon nag doon nag yëngu ci wàllu tasum xibaar ci wàllu tàggat yaram ci ñetteelu bànqaasu rajo Sénégal maanaam rajo Saint-Louis nag ñu jàpp ne amoon na juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeent doon na yëngu tamit ci troupe théâtrale bu rajo Saint-Louis bari yëgoo ci atum 80 yi taxawal na tamit ab rajoom di Teranga FM ca diggu Ndar ñu ànd si ak Fatou Diouf. dinañ ci dellusiwaat ak Fatou Diouf ci anam yu mu gën a yaatoo ñu jàpp rek ni ay at a ngi nii soldats si ngi yëngu ci wàllub l'armée bi ñu leen di tàggat bu baax a baax di leen jàngal métier ni ki 2005 la ñu fa amal ab barab bi nga xamante ne rek dañu fay yarub njur ba tax na nag ku fa dugg ñu jàngale métier ba boo génnee nga mën a am ci loo jàpp ana loolu naka la fay demee ak it yan xayma lañ ci gis. ñu ànd ak Ibrahima Ndong. ndaw si nag léegi mu jeexal service militaire am wante li nga xamante ne moo di reconversion am daanaka noppi na benn weer rek moo ko daal di desee ngir mu pare waaye soxna si moom am na xam-xam boo xamante ne am na ko déjà ci wàllu càmm. formation bi 45 jours la durée am na formation agriculture ak élevage mais élevage bi laa jot a mën a jàng. permettre na ma xam naka dañuy defee yaree ci wàllum jur gi li nga ko war a procéder ci wàllum vaccination yi traitement yi ak lotage bi fu mu war a mën a nekk ak étage bi noo war a mën a construire position bi face au soleil ak yeneen kii anam. bu weesoo moom bëri na lool militaires yi nga xamante ne daal dinañ leen a former ci ndimbalu agence de réinsertion sociale bi nga xamante ne dañ ko jagleel militaires yi. moo xam ñu ndaw ñi la ñuy wax homme de troupe. moo xam ñu mag ñi la muy sous-officier yi muy officier yi bu nu nekkee quartier beneen liggéey lañ fiy liggéey moo tax bu nuy génn aussi dañu war a fexe ba ñu suñu génnee ñu mën a continuer liggéey surtout que bu dee xale yu ndaw yi bi ñuy génn dafa teel ndax ku génn armée am ñaar fukki at ak ñett wala sax bu dee am de troupe bi danañ dem ba ñeent fukki at ak juróom-benn doyul pour ñu mën a arrêter donc pour ñu mën a continuer liggéey ñun dañ leen joxe formation fii yoo xam ne yi buñ ci génnee bu ñu demee ci civil gi danañ mën a liggéey. muy agence boo xamante ne ñu ngi ko daal di samp ci atum 2005 ay objectif am doon loo xamante ne lu leer la. bu ci jëkku mooy tàggat bi leen di tàggat nga xam ni koo xam ni def na toute sa carrière ci armée defe naa boo ko naree tàggat ci yeneen kii il faut nga jox ay jumtukaay. am na beneen fànn boo xam ni mooy lu ñuy wax intermédiation ak placement maanaam dañuy jéem a seet ak suñu ay yenn partenaires. yoo xam ne dinañ mën a jël militaire yooyu di leen employé ndax dafa am expérience boo xam ne am nañ ko ba ñu nekkee ci biir armée beneen bi mooy ñu tàggat leen ba nga xam ni ku ci nekk di nga mën a demal sa bopp.
bu ñu doxantoo ba Noflaay nekkee ci commune Sangalkam dañ fiy gis benn ferme boo xamante ne ferme armée nationale la mu ngi toll ni ci 25 hectares fii nag boo fi ñëwee da ngay gis ne nag yi bëri nañ fi lool. fi ñu nekk ci activité laitière bi ñu ngi ko tàmbali ci 2015 décembre 2015 donc ak juróom-ñetti nag yu ñu indi woon donc après nag ñu am yeneen nag yu ñëwaat en 2017 2018 puis 2019 donc nag yooyu actuellement bon ñu ngi jur et tout et là ñu ngi ci 106 sujets yu fi nekk. li nag di firndeel production bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi ko fiy def. waaw ci meew boobu bés bi li ñuy am mi ngi toll si ñetti téeméeri litre ak ñeent fukk ak ñeent voilà maintenant nag da nga xam ne loolu mooy li ñuy jël jaay ko transformé ak yooyu mais am na si loo xam ne mooy la veau yi di dundee donc dañuy génne ration bi nga xam ne seen doom yi moom la ñuy dundee te doom bu ci nekk da nga jël 6 litres par jour. fii ci Noflaay nag mbéyum lujum bi tamit am na fi solo lool ndaxte lu toll ci 17 hectares ñu ngi ko fi daal di def lépp ngir béy ay xeetu lujum yu bëri. fi bay soble présentement ñi ngi bay soble ñi ngi bay aubergine bi ñuy woowee batanse ñi ngi bay également kaani mais booy xool ñaari variétés yooyu dafa nekk variétés yoo xam ne dañoo nekk ci phase test moo tax surface yi ñu ci utilisé bëriwul bu nekk 400 mètres carrés la. bu loolu weesoo ñu gis ne concept Armée Nation lu dëgg la fii ci Noflaay. sama liggéey mi ngi aaju ci lépp luy mbéyum dër mooy la commencé ca pépinière ba ca jeexital ba mooy système irrigation bi mooy travaux du sol yi maanaam di tracteur bi di liggéey mooy lépp loo xam ne daal pour gàncax gi mën a yegg fañ ko bëgg. système goutte à goutte la ñuy utiliser ndax mooy système bi nga xamante ne liñ naan moo xew ci jamono. ngir gën a ñoŋal seen liggéey ñi nga xamante ne ñoo di kilifa agence yi am nañ ay stratégie yoo xamante ne moom la ñuy daal di teg ci seen wàllu liggéey. dañu am ay partenaires yoo xam ni dañuy jàppale ci wàllu naka la ñuy monter entreprise naka la ñuy gérer une entreprise ndax ku nekk armée pendant 30 ans pendant 40 ans pour nga mën a wëlbati xelam pour defaraat ko ci lu ji mel noonu il faut dafa laaj ñu tàggat ci yu mel noonu. seen yéene di lenn maanaam di jàppale ki nga xamante ne moo di ministère des forces armées ci liggéeyam jëmale ko ci réinsertion sociale loolu sax moo tax ba ñii di ARSM ñàkk ñu ay perspectives ci wàllu liggéey bi ñu taxaw temm nag daal di yokk seen ferme yi bu ko defee jur gi daal di yokku ci jamono jooju waagaan di turu nag bi di wone boppam bu baax a baax. am na solo Ibrahima Ndong ñu dellu si waat rek ci tiis bi ñu yeete ji ci suba di làqu Alioune Badara Diagne Golbert nekkoon way taskatu xibaar ci ñetteelu bànqaasu RTS rajo Saint-Louis laata muy ubbi rajo boppam tudde ko Teranga FM teg ko nag ci diggu Ndar ñu jàpp rek ne doon yëngu ci wàllu cosaan ak aada waaye tamit doon yëngu bu baax a baax ci wàllu tàggat yaram bokkoon na ci troupe théâtrale bu rajo Saint-Louis di Bara Yogo Fatou Diouf. xam ngeen ne dëkk bi sedd na lool tey on peut wane suma bantisme yi ba tax na bëggoon na ku ci moomeeti suba mu tàngalal na sama satala gi. Alioune Badara Diagne dem na xibaar bi bàyyeekoo Ndar neexul ci xol yi Ndar ak Sénégal ñu ngi jooy seeni doom yi woon lool civilisé bëgg lu baax. Alioune Badara Diagne Golbert bokk na tey ci taarixu Sénégal nekkoon rajo Sénégal ràññeeku woon fa bu baax ci xarañam Golbert ñëpp dañu daan yàkkamti dégg baatam. ma ñëw jël bouchon bi dugal ko def contact mu jox ma signal rouge ma ñëw ci micro bi stade baa ngi fees del ma ne ko tung 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 mesdames messieurs vous allez bien. gën na siiw Sénégal ba mu bokkee ci théâtre bii di Bari Yogo wër Sénégal. turu Golbert law ba faw am Golbert indi Golbert dootuñu fàtte boobu jamono Golbert dundam gi yëpp daf ko jébal Ndar dëkkam bii mu bëggoon ko lool tey dina tëddi fële sa Càqa Njaay sëg yooyu nga xamante ne dañ ko daan faral di yeesal ndax jëmm Golbert lii mooy àddina demal maa ngi ñëw Alioune Badara Diagne Golbert dem na waaye jëfam du fay ba mukk que le matin quand je me réveille.
dëgg la Fatou Diouf jëfam du fay mukk moo doon wax dëkk si dëkk bi defar dëkk bi mukk gën ñoo ngi koy jàlle ay mbokkam di bokk ak ñoom naqar gi di ko dooree directeur général bu RTS ba ci waa RTS yëpp ñoo ngi leen koy jàll bu baax a baax ca diwaanu Ziguinchor di jëm ci wàllu xeexu coronavirus bi ñëpp ci dugal seen loxo ci dexu Casamance gi suñu mbokki soldat sak ñu ngi wër di dex gi di xool bu baax a baax di toppatoo ñuy dugg ak ñuy génn ak it borom gaal yi di ko doore Lenkin ba aussi ñu ànd si ak Abdoulaye Sinkare. Université Assane Seck mu ngi dugal loxoom ci xeex bi ñuy xeex Covid-19 tey lu tolloog fukki doctorant ci chimie ñu ngi defar ay solutions hydroalcooliques. Organisation mondiale de la santé moo wane naka nañ ko mën a defaree en masse pour les populations ñeenti mbir ñu siy jëfandikoo lu mel ni éthanol lu mel ni eau oxygénée lu mel ni glycérol ak eau distillée wala ndox ba nga xam ne duñ ko baxal ba mu tàng. naka dañ koy defee nag da ngay jël éthanol bi am na ay quantité yu ñu édicté en volume nga jël ko mélange si eau oxygénée bi gannaaw loolu nga yokk si glycérol bi ensuite ndox bi des bi nga tàngaloon wala eau distillée bi yi nga tàngal boole ko ak agar pour mu nekk gel def ko si mélanger ko pendant 72 heures boo ko mélangé pour yëngal ko bu mu homogénéiser nga teg ko en quarantaine pendant 72 heures pour que bactéries yi nekk si paroi bouteille yi mën a dee. taxawaay bi université mu ngi ko boole ci service à la communauté maanaam njëriñ bi ñu war a amal askan wi li ñu bëgg mooy defar lu tolloog 2,000 flacon su leen ko moyens yi mayee ñu dem ba 5,000. incha allah suñu poos mayee dinañ def ba jusqu'à 5,000 litres suñ ko mënee def pour que vraiment ñëpp mun si am quoi ça dépend ñun am nañu tout ce qu'il faut comme main d'œuvre doctorants yi ñu ngi fii sont mobilisés maintenant suñu amee les moyens pour jënd produit Dakar indi ko jënd flacon yi incha allah dinañ defar pour ñëpp incha allah. fu mu toll nii gel yi nekk ci marché bi bari na waaye li chimiste yi di def mooy wane ni du yëpp ñoo jaar yoon. dégg nañ léegi ku nekk mi ngi defar gel ñun nag moo tax li ngeen ñëw fi dafa baax parce que gis ngeen ni ñu koy defaree avec tout ce qui est attention sécurité et tout si laboratoire ni koy xale yi di defaree pour wan ne du ku nekk moom moo war a mun a defar gel chimiste moo war a mun a defar gel parce que chimiste moo ko jàng. Université Assane Seck lu mu bëgg mooy am benn loowu gel boo xam ni da koy jàppale comité régional de lutte contre le Covid-19. jërëjëf Abdoulaye Sinkara ñu dem nag ci zone militaire numéro 3 ci diwaanu Kaolack ñoom ñetti diwaan nag la ñuy toppatoo dafa am nag nu ñuy tërale seen liggéey ngir nag mën a aar nit ci seen wàllu kaaraange ak la ñu moomal seen bopp Clark Diop. zone militaire numéro 3 ëmb région administrative yi di Kaolack Fatick ak Kaffrine barab bi yaatu lool mu ubbeeku ci Atlantique bi waaye itam mu am frontière ak dëkk bi di Gambie moom nag mu nekk ci xolu Sénégal ba tax muy ponk bu am solo ci dispositif de défense nationale bu réew Sénégal. région boobu nag région bu mag la ñett région yoo xam ne dañoo représenté 18% territoire national Sénégal. et ñëpp xam nañ région Carrefour la parce que ay yoon yu important ñoo fi jaar mooy RN1 boo xam ne day jóge Dakar ba Tambacounda jaar Kaolack ñaari yeneen yoon yoo xam ne RN4 route nationale numéro 4 et RN5 boo xam ne dañoo jëm si suuf Casamance jaar Gambie loolu moo tax sécurité bi nag dañu war a jóg ñun ak yeneen force de défense sécurité yi coordonner suñu action yi ku nekk sa boor li nga war a def sa mission nga def ko. mission bi yaatu lool ñi lee xam ko ba tax ñu ngay def seen kéem kattan ngir rek xeex lii di terrorisme ak yeneen activité illicite mu bokk nag ci seeni mission kaaraange nit ñi ak seeni moomeel. suñu activité si ñett ponk lañ ko teg ponk bu njëkk bi mooy dañu war a nekk si terrain bi aar population bi ku nekk war a def li nga war a def comme ça nit ñi nekk si jàmm. économie bi naat ñi seen xel dal ñaareelu ponk bi mooy renforcer lien armée nation xam nga loolu chef d'état-major général des armées daf ko jël lu important parce que nee nañu il faut que ñu def ko parce que loolu si suñu mission la bokk mooy loo xam ne rek intérêt général la loo xam ne njëriñu askan bi dañ ci war a bokk mooy consultation gratuite mooy joxe suñu ay moyens nga xam ne pour dimbali nit mooy assister yeneen structure état bi et enfin mooy cohésion et solidarité cohésion mooy ñu nekk benn parce que ñu ñëpp ay doomu ndey lañu solidarité mooy dimbalante.
zone militaire numéro 3 ay unité am dañ koo teg ci ñetti site mu bokk ci camp Sémou Djimit Diouf ci commune bu Kaolack camp militaire bi nekk Koutal ak camp militaire capitaine Abdoulaye Ngom bu nekk fële ci Toubacouta fépp nag li ñu naan armée nation ñu ngi ko fay dundal bu baax ba tax na bari na ay xumbeel yu ñuy def lépp jëmale ko ci population civile bi mooy ci wàllum jàppale askan bi ci wàllum prestation de service waaye itam ay consultation médicale yi nga xamante ni duñ si fay benn dërëm. jëf Claire Diop at bi nag ñeenti fan ci weeru avril muy bés ba ñu moomal suñu bopp soldaar si ñoo ngi koy fas yéene màggale si seen biir xol ndax nag maaj yéen daan amal at bu jot ren duñ ko mën a amal ndax nag Covid 19 bi moo fa jaar zone militaire numéro 4 ñoom duñu dugal sax seen loxo bu baax a baax ci xeexu pour coronavirus Coro Dieng. ñetti compagnie yu nga xamante ni ñi nekk ci diwaanu Tambacounda Kédougou ak Bakel force d'intervention yu nga xam ne toll nañu ci ñeenti unité mobile brigade ak poste de gendarmerie yu nga xamante ne taxaw nañu pour liggéey noonee la architecture légion est gendarmerie tëddee. compagnie bu Tambacounda compagnie bu Bakel ak compagnie bu Kédougou am nañ tam ñaari brigade yoo xam ne moom ay brigade spécialisée la muy la brigade de recherche bu Tamba ñoom seeni mbir du leneen lu dul ay enquête ay enquêtes yoo xam ne nii dafay laaj ay xarale ak temps bu bëri surtout ci li ñuy wax la grande criminalité mooy ñaawte fi gën a mag am nañu aussi la brigade routière ñooñu moom seen liggéey mi ngi jum ci wàllu tali bi ak sécurité routière. ngir xeex lépp lu nga xam ni bokk na si ñaawteef jëm ci wàllu frontières yi looloo tax nag ñu daal di taxawal ab unité d'élite bu am solo ñu duppee ko groupement d'action rapide de surveillance et d'intervention muy GARSI. ñett escadron lañ ci am ak GARSI bi nga xam ne nag moom ñi ngi ko moom moo nekk li ñu mujjee créé mi ngi nekk Kidira te ñu nekk aussi am ay xarale yu bëri pour mën a wax dëgg yàlla aar nit ñi fexe ba nit ñi seen xel dal lépp loo xam ne nii lu mën a lu leen mën a fitnal la ñu kaar ko balaa moo yegsi su yegsee it taxawaay bañ ci war a taxaw ñu taxaw ko ci. ci liggéey gendarmerie bokk na ci tamit jàmmaarloo ak ñi nga xamante ni ñooy ut li nga xam ne mooy wurus di utiliser yenn produits yi nga xam ne baaxul ci gàncax gi baaxul ci ndox mi te baaxul ci nit yi. exploitation clandestine la woon loolu it moo taxoon ñu jël action bu mag boo xam ne fii lañ ko planifié au commandement de la gendarmerie aussi yónni ay ndaw yu jógee ba Dakar section de recherche ak centre national d'identification criminelle ñooñu bi ñu ñëwee ñu lankuwante def ay opération yu mag ci boobu it la ñu gis ne ci biir parc bi amoon na benn exploitation clandestine boo xam ne nii foofu du woon place am te it na mu doon doxe it wàcc sàmmontewul ak yoon. liggéey gendarmerie bokk na ci tamit jàppale ñi nga xamante ni ñooy agent eaux et forêts yi dëgg la sax dagg gàncax gi ñoom lañ ko dénk waaye léeg-léeg nag gendarmerie wàcc ci terrain bi jàppale leen. comme ni nga ko xamee waa service eaux et forêts ñoom nekk na loo xam ne ñoom ñooy gën a yëngu ci wàllu woowu waaye nag liggéey bi yaatu na yaatu boo xam ne ni ñëpp ciy dugal seen loxo ci wàllu woowu itam ñun dañuy def ay opération dans ce domaine là pour vraiment ñu aar. àll bi lépp loo xam ne ay dagg ay garab la sans autorisation loolu aussi ci lutter de manière ak vraiment Pastef. boole seen doole ngir xeex lépp lu nga xamante ni def ñaawteef la ci diwaanu Tambacounda ak Kédougou force de défense et de sécurité yi dañ koy faral di def gën na fës nag ci période bii nga xamante ni dañuy xeex li nga xamante ni mooy Covid 19. jërëjëf Fathia Dieng ñu fàttali leen ne bu 20h jotee président de la république Macky Sall dina waxtaan ak waa réew mi ci seen télévision nationale lay doon ñu fàttali rek daf koy def at bu jot ñetti fan ci weeru avril ndax ëllëg ñetti fan ci weeru avril bi la ñuy màggal bis ba ñu moome woon suñu bopp wante at bi ci biir palais de la république lañ koy amalee ndax nag président rek moom moo koy am ñu fàttali leen tamit ne tolluwaayu coronavirus bi ëllëg ñoo ngi leen koy fas yéene wonale ci seen télévision nationale bu 11h jotee léegi nii rek suma tàggoo Pape Bouna Thiaw dina ñëw ngir nag jotali leen xibaar ci français ma leen di ñaanal guddi jàmm salaam.